sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site Sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak Sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunuker. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunuker ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution. C'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye rek yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise
mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai c'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mardi le 26 octobre 2021 soxna Rama Diagne assalamu alaikum. waa ñëwal Diop maaleykum salaam naka soj bi mbaa ma ngi lay bàyyi. waaw mu ngi may bàyyi ndànk-ndànk. ana la bàyyi waay. dégg nga sama baat bi dafa gën a neex léegi sax. voilà c'est bien. temps bi la rek ça va aller incha allah waaw di nuyu Ahmadou Diop aussi. maa ngi koy nuyu di nuyu Abdou Kader Diagne Fall. voilà di nuyu sénégalais yi nekk Sénégal fàttewuma kenn di nuyu sénégalais diaspora bi et sénégalais du monde entier. te ñaanal yal na ngeen yokku ba yëg ko. yàlla musal leen ci gàtt fan ak déggu ñaaw. yàlla na leen yàlla musal aussi ci mbas mi. dégg rek di parce que dégg naa léegi de les gens de am nañu espoir ni mi ngi dem. mi ngi dem waaye nag na dem a dem rek. wallaay na dem a dem. ñaan nañ ko ñaan. yàlla mi nga xam ne moom mooy boo ko talalee sa loxo. ñaan ko te mu tëgg ci yow mu may la ko. yàlla na yàlla taxawu doomu sénégalais fu ñu mën a nekk rek. ba lépp lu ñu liggéey rek ñu mën cee am njariñ mën cee jariñ seen mbokk yi ndax ils en ont besoin de ça du Sénégal. waaw déggee njawar ma lay wax ils ont besoin de ça du Sénégal di nga comprendre. toujours sama ñaan damay ne yàlla alhamdulilahi rabil alamina lu ñu nekk rek di noyyi nanu ko sante yàlla parce que ab waaye nga ñu branché fee mu nekk di souffrir. ab waaye nga nekk fee toujours je parle de ça parce que ça me tient à cœur et ça tient à cœur à tous les Sénégalais. Parce que suñu nekkee ñun bitim réew wala feeja ñu faj bu baax suñu xalaatee maa ngi doog a xam ni scanner Dakar 80 000 francs la ko clinique yi defee. wallaay cher lool. 80 000 démb lan ma ko wax. wallaay. donc jabar dis-moi quel est le Sénégalais aujourd'hui bu dul politicien du homme d'affaires bu mën a fay 80 000 puisque salaire am 80 000 la ce qui veut dire que ils vont aller traîner avec leur maladie signé nañu ko. c'est pour la mort quoi. wallaay. waaw hôpitaux yi di ko def amuñu ci yërëm amuñu ci yërmande. njaboot di la yëgal ni gouvernement sénégalais bu fekkee moo nekk ci jàmm. eh bien population Sénégal nekk ci jàmm. ndax njawar sur la route nationale. actuellement dafa amoon ay trous yu ndaw ñu négligé ko. te route nationale boobu dañu waxoon ni danañ ko defar ba indi maanaam seeni béton ak seeni liñ koy war a jumtukaay. mais njawar affaire bi mi ngi foofu depuis 1 mois. pour te dire que waa Kër Mbay Fall dañuy jël oto nee nañu dañuy def 3 heures de temps diggante Kër Mbay Fall ba wàcc Kër Mbaaw. ils ont préféré wàcc dox bi. taa bi ak ndox bi ci yoon boobu nga xam nga ni yoon boobu ci la ñëpp di génne waa Tëngéej foofu la ñuy fële ci waa Korosement la waa Kër Massar sax fa la ñuy fële njawar on se dit actuellement où passe notre argent te man njawar dama amaat lu ma naqari fàtte naa nuyu suñu mbokk yi nekk ci kaso bi yàlla na leen yàlla yëkkati ba ñu bañ a def loo xam ni dinañ fa duggaat waaye ñi war a dugg ci kaso bi laay waxal nii parce que njawar dama gis ni dañuy def comme indo yi xam nga indo yi dañoo bëgg a yërëmtalu sama mbokk indo yi léegi Sénégal damay gis toujours dañ may won benn image u nit njawar benn image u nit ma di ko suivre ñu di ko ketal njawar di ko ketal so ak yàlla nangu mu am xaalis bi ñu faj ko mais rarement nga ciy gis koo xam ni dañ koy faj mu wér. gis nga Fambaye boobu ñu doon tàggee la jeune la qui n'était de Dagana la mujj na décédé kii nag njawar li tax affaire bi metti ma ñëpp ñu may metti Ramatoulaye Seck moom elle est dans un état critique njawar ñu ne ñu ko fang télé bi teg ñu ko ay doomam di ko yëkkati njawar moom infection de poumon
dialyse bu mu war a def ñu on lui a demandé 100 € qui fait 65 000 et quelques njawar amu ko njawar amu ko on se dit amul sax actuellement waa Dakar Buzz ñoo ko ci dimbale woon dans un premier temps balaa ko affaire bi daaneelaat may ko lekk njawar man se demande sincèrement àddina bi dafay bëgg a tukki doy na waar ndaw si boo gis xàppate di daw noyyi gi di ko dabu ñu koy won noonu dafa am ñoo xam ne dañu sensible njawar mënuñu gis loolu njawar on a beaucoup d'argent mënoon nañu seet yàlla parce que ñun mënuñu dem Maroc wala Tunisie di fa def ay dialyse njawar on a créé argent bi minimum war nañu am ay matériel listing minimum parce que sénégalais boo gis léegi problème de dialyse dafa bari njawar problème de dialyse dafa bari mais njawar du ku nekk nag la sa yaay am xaalis di commerçant bu mag wala mu nekk député wala mu nekk ministre ces gens là vont mourir njawar nga di ko gis nii mënoo ci dara ndaw saa ñi ko tafal ci biir dënn bi ñu ne dafa infecté ñu di ko wane nii te et puis pitié quand même s'il vous plaît les gens qui sont malades certes yéen a ngi leen di ñaanal ndimbal mais kenn du xaawi sutura ko sonn nëbb da cee baax ka ñaan mën nga ko wane nu mu toogee nga defar ko nu mu gën a jekke wala su fekkee mënu ko nga sànni ko bokk mais lépp dañu gis passement bi ak ni ndaw si di damu waat mooy yi man daf ma traumatisé njawar su boowul ma waa Sénégal ñi yor sunu alal bi gouvernement su boowul ma leen yàlla nañu dellu ginnaaw man maa ko wax parce que njawar mënuma comprendre waaye ñaanal leen ñu jóge fi rek bu ñu delloo ginnaaw dañuy yóbbaale mënuma comprendre njawar mënuma comprendre noos gi ñuy noos mënuma comprendre baatere bi ñuy baatere ñaanal leen ñu jóge fi rek bu ko ci population bi l'état moo war a def hôpitaux yi ñi riis bu ñu leen tëggalee takkal leen seeni maam ñu génne baatere mais fi ñu war a baatere femme boobu ñoom ñaanaloon nañ ko ba mu am 3 millions xam nga kon Dakar Buzz góorgóorlu na léegi 65 000 Dakar Buzz moo ko génne ci dafa am jox ko amatul dara léegi te waa hôpital jiitu naa dañ ko ni carrément boo yoroo xaalis bi nga faj wallaay njawar li crime la wallaay crime la njawar y a plusieurs sortes de crimes déguisés crime la njawar crime la déjà dans la mesure où population bi ñi ngi rey suñu nit ki bu ñu tabaxee hôpitaux turu hôpitaux rek la turu hôpitaux rek moo fi nekk ak blouse blanche yoo xam ni compétent mais dañ lay woo ci clinique 80 000 de scanner ku ko mën a fay mënoon naa la tuddal clinique bi mais kon damay tooñ te bëgguma tooñ njawar sérieusement et puis njawar on va se dire une chose man j'ai trop peur pour le Sénégal njawar ñi tiit bëri Samba Camara daal un gosse de 27 ans njawar benn waay daal moo ko fa fekk ni ko di ko tooñ ñu xeex benn yoon xeexaan ñaari yoon ñetteel bi waajin di ko prier naa la nañu dem ca tool ba nañu dem ca àll ba la ko wax sax pour xeex ca àll ba nag la jàppe Samba Camara jam ko d'après le papa de Samba Camara bi muy expliquer nee na àllu mbaaw bi la nee na bi muy expliquer nee na niñ ko jamee dafa mel ni dañ ko téye de bon defuñu ko il n'est pas médecin pour def autopsie bi mais nee na ñu gisee ñaari jam-jam yi ci faare yi dafa mel ni dañ ko téye woon ci dafa am kenn ku ko téye ci ginnaaw waa ji di jam kooku seul un médecin moo ko mën a wax mais njawar tiituloo man am na sama benn copine day génn rek di dem ñu ne bu dajeeg benn waay rek mu ne ko jox ma sa téléphone yow wala ma jaar fu bon kooku noonu la ko jébbale téléphone am je l'entendais plus xaw ma la ko daal nekk dañuy këf téléphone am mais njawar suñ dëkk bi buñ ci waxul dina garaaw de parce que mënuñu boole am état boo xam ni ça nous fait souffrir booleeg nag les gens yoo xam ni ñànki nañu amatuñu fu ñu sës ils se disent que ni ñu mën a def mooy ku ñu tane rek ñu fàdd la ce qui veut dire que xoolal Sénégal njawar actuellement gis nga jigéen yi li ñuy bari or léegi ay kii la ñuy sol pakoti la ñuy sol def seeni or seen kii bu ñu demee ca xew ba c'est trop bête sax ça suñu demee ca xew ba sol ko bu ñu kiyaat def ko seen nafa seen biir kii parce que saag yeeg yëpp dañ koy jël njawar Sénégal lii ku ñu ko yóbbee fàtte nga 2012 bi ma lay wax damay ragal ñu yegg si état boo xam ni day nekk western yegg si na njawar Sénégal ñu ngi rey nit ñi comme les gens et des jeunes 27 ans il n'a rien demandé
papam ne na maa tiim sama doom sang ko ba mu yeggal jébbal ko boromam autopsie wuñ ko sax ne war li ma ci jaaxal nag gendarme yi nee ne gisaguñu ki ko def ñi ngi enquête daal dinañ xam ko def ñëwar c'est parce que kii du doomu ministre wala muy doomu ku ñu xam wala doomu Richard c'est si facile le début bi affaire bi amee ba ñu suuli amul sax benn kenn ku ñu soupçonné kooku daal fraaxe saaxe parce que c'est une famille très pauvre je te le cache pas c'est une famille très très pauvre noonu lay ñàkkee doomam mais bu fekkoon ni famille la boo xam ne xëy na sax am na lu ñu leen yaakaare wala ñu bokk ci kii bi peut-être ñu def ci démarche boobu ngir yàlla justice pour tout le monde wallaay ñoom loolu la ñuy wax justice pour tout le monde Sénégal ngir yàlla defal leen hôpitaux yi nit ñi faju di ngeen ko layoo benn bakken bu dem parce que tout simplement dafa waroon def dialyse defu ko billahi wallahi yàlla dina leen ko atte seen biir bàmmeel man maa wax lii te jànguma li ngeen jàng mais dama xam ni crime la bu déguisé njawar yal nañu yàlla atte ñi indil ñu ki gën man maa wax lii parce que dafa mënuma gis kuy sonn njawar mënuma gis kuy sonn moo tax damay daw sax ci Facebook bi pour bañ di gis la souffrance des autres ça me tue te defe naa tout un Sénégalais ça le tue jërë nga jëf kàddu gaa ngoog njawar ma delloo la ko allo soxna Rama 1 second ma ñëw wa tiitoon naa de waaw soxna Rama maa ngi jéggalu waay dama amoon benn téléphone call bu important il fallait que ma wuyu ko parce que dafa am ay explication yu ma leen doon defal te lépp c'est dans le cadre de mon travail maa ngi jéggalu bu baax soxna Rama di la ziyaare bu baax di ziyaare Sénégalais yi fépp fu ñu mën a nekk di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot yàlla yu musal ñu ci ñaan yàlla sunu borom yàlla ñu musal ci seytaane yàlla ñu musal ci musiba ak balaak deegu ñaaw musal ñu ci lépp loo xam ne day gàllankoor doomu aadama may jégalu bu baax nag ci baat bi ni mu mel ñu tane na tey nag par rapport ak démb voilà mais aussi li nga xamante ne moom nga ubbee rek mooy insuffisance rénale soxna Rama ni mu mel ci Sénégal léegi dafa jéggi dayoo jaaxal na ma de xam naa couverture maladie universelle boobu ñuy wax waroon nañ koo gën a yaatal naam sax gouvernement bi mu ngi góorgóorlu ci mbirum
dialyse yi wax dëgg yàlla léegi Sénégal bëri na sax ay centre dialyse buñ ko comparé ak 2011 2012 ak 2013 luñ doon jooylu lu bari léegi bari na mais dafa cher. waaw. maa ngi fàttaliku sax ay jamono benn médecin bu nekk fii ci Amérique mos na maa def proposition ubbi business boobu. ñama mën nañu am fii ay dialyse yoo xam ne dañ ñu koy jox donation ñu ubbi ko mais man li ma gënoon gis mooy loo xam ne bu ñu ko defee day nekk gratuit pour sénégalais yi. wala le franc symbolique. yóbbu ko ba sunu koñ. luye fa benn gàlle di jàppale nit ñi mais mënuloo liggéeyloo nit ñi tamit for free. donc faaw mu am ay dépenses. te courant dafa cher soxna Rama. te dialyse ay machine la boo ci yoree yu bari muy tàkk ci kër. te xam nga fu ñu koy fajee tamit lumière bi du fay. donc moo lay wan ne impérativement il faut que état dugal ci loxoom. état li muy jël ci xaalis bari na des fois am na yenn zone yoo xam ne dañu war a gëmm seen bët. surtout ci secteur santé. mënuloo jël ay machine de dialyse yóbbu ko Sénégal. ñu yóbbu ko def ko ci installé ko ci kër buy dawal boo xam ne courant moo fay daw ñu koy lakk. te 24 heures sur 24 la ñuy lakk courant. parce que mënuloo ubbi palanteer ñoom laa dëkkal. mënuloo ubbi palanteer maanaam naan da ngay jël lumière solaire il faut que nit ki tamit confortable. moo lay wan ne consommation de courant bi. mën na jéggi dayoo goo xamante ne dialyse bi cher rek mooy mën a compenser liggéey bi nga mën a def nañu waxante dëgg tamit. cher bi mu cher c'est des fois c'est justifié nag c'est justifié de ndax gouvernement bi bu dimbaliwul kenn doo dem courant mooy rey nit ku yàlla dee Sénégal rek ñàkk alal courant moo la rey. dafa cher te courant bi day couper bu ñëwee du tee sa facture duuf parce que ñoom bëgguñu daanu te ci peuple bi la ñu yaakaaree dund. bu ko defee dafay cher gouvernement bi moo ci war a dugal loxoom. te ñoom ñi ci nekk nga xam ne ay naankatu sàngara la ñi ci ëpp seen foie yi yàq nañu ñoom ñëpp bitim réew la ñuy fajoo xam nga sàngara moom sa foie yi lay njëkk a yàq. doo ko ñëw yàq sa ree yeeg ñoom seen. naankatu sàngara yu mag yi xam ne am na ci ñoo xam ne bu ñuy bàyyi di dee dañ koo tàmm. dañ leen a dem ba ñu xam ne ay doses yu ndaw lañ leen di koy naanloo parce que bu ñu du ko naanul beneen choc la ñuy am boo xam ne da leen di rey. xam nga Sénégal moom yooyu yëpp ay vague de kii la quoi moom ay vague boo xam ne mode de vie la. amoon na ay jamono joo xamante ne dans les années 70 80. jeunes yi màggoon foofu yëpp ñu ci ëpp ay naankatu sàngar lañ parce que dañu ne am nañu indépendance ñu ne ay tubaab lañu. bu ñu coobee ba pare jël seen vin ku ci nekk di jaay karawaat ak mën a karawaat di naan sàngara rek. moo tax sunu waykatu année 70 yi boo leen doon lim 90% yëpp ay naankatu sàngara lañu. ay mode de vie la waaw mais comme que ñoom am nañu moyen. yoo xamante ne ak sunu jeunes étudiants yi ca jamono jooju les années 70 mooy année mandikat comme ni ma ko fi doon waxtaanee ne la Sénégal par saison la di gars yi di defee ay film saison Sénégal par saison la. après indépendance naan sàngara moo xewoon. naan sàngara waykat yi di ko def politiciens yi di ko def bi ñu demee ba ñoom ñu naan ay 15 ans 20 ans ñoom ñëpp ay problème mu foie la ñu am dee rek kenn mënu koo faj kenn mënu leen a faj. waaw ñu dem ba fin année 70 début année 80 ba jëm ay fin année 80 contraception moo xew ak condom mooy préservatif ñuy ëmbal rek. wax nga dëgg de. mais non ay saison la Sénégal kay mun naa la wax saison yi de te saison boobu dafa ànd ak saison tux yamba. commencé début année 70 yi jëm 80 gars yi di mukk rek naan sàngara préservatif tux yamba waaw yooyu rek moo xewoon année drogué moo tax li ñu ci ñàkk ci ay nit kenn xamul nu mu toll suñu population boo gisee ci Afrique li ma lay wax nii nag xam-xam la am na ñu ma ko gën a xam
soo gisee sunu population màggul carrément comparé ak ñeneen ñi amoon indépendance ak ñun yooyu ci la bokk. gars yi talatuñu woon dara di noos rek moo tax bu ñu demee ba léegi yeneen dëkk yu ndaw yi nga xam ne ñooñu gën a tuuti superficie doon ay 70 millions ñun ñu naan la ay 15 am na lu tax waaw on perd trop de temps sur des futilités léegi nag ñu ngi am chance am population bu ndaw boo xamante ne bu ñu góorgóorlu woon jàppale leen dinañ am de braves hommes yoo xamante ne mën nañu relever le défi mais man pas plus tard que week-end bii samedi yàlla xam na ko la ma sama benn nit woo di ma jox benn cas boo xam ne benn xale bu am 13 ans ñu war ko def opération du cœur aywa Sénégal ñu koy laaj 8 millions 8 millions aywa yàlla na ko am waay te xam nga 8 millions boo ko dee laaj nit du ko yore sax di la ko jox nit ko yoroon 10 millions sax du ko joxe kenn du ko joxe parce que dañ lay yóbbu ci benn opération boo xam ne wóorul 50-50 la bu ne woon sax dañ koy yóbbu bitim réew ay vrai spécialiste ñu ne waaw mais xamuloo fu ñu koy defee Sénégal ñooñu ñan lañu ñu ñëw lekk sa million ba pare rey xale bi kay mu woo di ko wax ma ne ko dinaa la booleeg sama benn waay bu ma xam boo xamante ne moom loolu dina ci def man nag mën naa participer bi ma ko waxee waa ji ne ma am na kenn ku muy laaj koo xam ne fexe woon na ba indi papaam fii nii ñu defal ko opération du cœur avec succès ndeysaan ñu koy maa ngi koy xaar mu revenir ma bu ñu mënee dimbali xale bi ñu dimbali ko mais entre temps woote naa démb wala bërki démb waaw woote naa bërki démb di laaj ñu ne ma am na daal ku ñu contacter koo xam ne daf leen di mettre en rapport avec la fondation de la première dame. waaye na ko gaaw boobu ma ne ko acca nañ ko dimbali moom fondation boobu su mënoon a prendre en charge tous ces malades là ñi am problème yoo xamante ne dañoo soxla vraiment faj boo xam ne alal la moom mënoon na garantir sax ci hôpitaux yooyu wala kii ñu faj leen fondation bi garantir ko jëkkëram am na ko ñoom ñoo toog ci xaalis bi kay buñ ko mënoon defal Sénégal yëpp man damay applaudir waaw parce que xam nga installer une dictature sax yomb na booy dimbali nit ñi rek nit ñi soxlawuñu sa place wallahi parce que mbir mi bu doxul moo tax nit ñi bëgg a jël sa place parce que dañuy yaakaar ne war nañ ko mën a soppi mais boo toogee foo xamante ne da nga yore toutes les autorités tous les privilèges ba pare yow defoo li nga war a def tamit ngay jël ay cas yoo xamante ne c'est des cas politiques wala foo xamante ne nit ñi dañ koy coow bàyyi ba nit di dem ci télé bi di ñaan pour luñ ko dimbalee yow ngay doog a ñëw publiquement di wax ne di nga ko jël en charge loolu dafa am propagande politique bu ci nekk li ci gënoon mooy boo yoree fondation nga jël ay éléments yoo xamante ne ñoom ñooy lijjanti te loolu bu ñu ko defoon sénégalais dañuy applaudir bu Macky Sall ne 3e mandat sax gars yi bàyyi ko ci sénégalais dañoo bëgg ku leen dimbali gars yi nekkul nguur gi moo leen intéressé sénégalais dañoo bëgg ku leen dimbali parce que bu ñu leen dimbaliwul Sénégal dañuy dem France toog di lijjanti ñu leen di fay te xëccoo ñu nguuru France bi moo lay wan ne la confort la ñuy wut confort ana ñaata opposant man xam naa ñoo xam ne dañ leen daan coow Sénégal ñu ngi fii toog jàpp seen ñàmbur waaw ñooñu wutuñu woon nguur confort la ñuy wut suñu wutalee sénégalais yi liggéey bu ñu feebaree ñu mën leen a wutal leen ay yoon yu ñuy fajoo daggal leen ay terrain yoo xam ne même buñ ko daggee ca àll ba nañ ko lotissé defar ko ba mu baax rek nit ñi mën faa am kër yu ñu dëkk loolu bu ko sénégalais amee du xëccoo nguur waa Gabon ngi nii dictature moo fa xew mais ils sont à l'aise dans cette dictature là l'Africain ne cherche que le confort parce que de toute manière fépp fu ñu mën a dem dañ ñuy xool ci suuf dañ ñuy bloqué ñun li ñu bëgg daal mooy ñu ñuy jox ñu lekk jox ñu naan ñu ne muut ñu feebar faju loolu africain fu mu ko amee da lay wax ne foofoo gën a neex boo demee Italie gars yi bu ñu leen di liggéey ñu leen di fay bu ñu feebaree faju
ba pare jour yi ñu toog ñu fay leen ko kenn du kaas. kenn du kaas nga toog ba sa xol sedd. mais ñoom musuñu sax nekk ci famille fu mu toll nii famille boo dugg di nga fa fekk góoru yàlla goo xamante ne dem na ba am 50 ans mosut a jot salaire ay liggéeyu neexal rek lay def. kay man maa la ci mën a wax dara. kaay gas fii mu gas kaay fompal ma fii mu fomp nga jox ko quelque mois ay ndeysaan. ah. xam nga ni loolu metti na. vraiment affaire bi man daal affaire bi naqari na ma lool soxna Rama man sama wax ji yëpp ci yooyu la jóge sama wax ji man daaw ma nekk ci boo ma joxoon kaddu ci mbooloo boo mootul sax ma tooyal sama tubay ndax ragal a wax ci mbooloo mais li lay poussé ba nga ànd ak énergie di wax man su may wax sax ñu xam ne mënumaa wax di damay sonn may metti émotionnel mais yii ñoo lay poussé ngay wax espérons que nag. am na jëmmi jamono terre des hommes xaw ma léegi amatina wala déet Suisse la ñu nekkoon dañ daan ñëw Sénégal di jël nit ñi di leen yóbbu di leen opérer. yooyu yëpp xam naa ba léegi am nañu. wala déet terre des hommes de lañ ko tuddee woon. xam naa ba léegi am nañu mais comme que léegi yooyu dañoo bëri ba nga xamante ne am na ñoo xam ne nag lekkukaayu xaalis la. dañ koy créer gars yi di leen joxal ay xaalis ñu koy coob parce que coobukaay bi xam nga fu mu nekkee. ñu ngi dañuy liggéey sax mais. li ñuy def coob xaalis la parce que ñoom dañuy fay seen bopp lu ëpp li structure bi mën a gagné. sàcc gaango waaw foofu la sàcc bi nekk mooy dañ koy créer defar benn bureau secrétaire nangam sangam bu ñu paree ñoom ñuy fay seen bopp benn 3 millions 4 millions dégg nga bu 30 millions bu 30 millions duggee ci weer bi 28 millions yi génn ci ay salaire ak fonctionnement après à la fin affaire bi structure bi du war a def liggéey mu war a def. non Sénégal affaire yooyu boo ko dee créé day fekk nga bëgg ko dafa mel ni sëriñu daara bii di yore ay xale rek ñu leen di topp di leen sonal naan ay conditions yeeg te ñii di wax condition yëpp du ñu yàkkal daara ji waaw ñii di wax condition yëpp du ñu mayee yëre mais sëriñ bi dafa bëgg dafa xam ne moom lii mooy domaine am daf ko bëgg moo koy def affaire yi il faut nga bëgg ko sooy def journalisme te bëgguloo ko du la jariñ dara booy wut xaalis demal seet fu ñu koy wutee nga dem fa mais nit ku bëgg parce que liggéey jaamu yàlla la soxna Rama liggéey jaamu yàlla la soo ko defulee rek nekk ci leneen moo tax des fois il faut nga bëgg ko bul ko bëgg rek parce que da nga bëgg a jiite politiciens nag ñoom noonu la ñu mel ñoom dañ koo bëgg parce que dañu bëgg a jiite ñoom lañu jiite rek même bu doxalee garaawul quoi loolu mooy li nga xam ne moom laa ci doon bëgg a wax soxna Rama nag tey dafa nekk benn jour bu historique ndax tey jii mooy le 26 octobre man su ma déggee 26 octobre rek sama xel day dem ci Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ndax le 26 octobre 1886 la ñu ko rey ca Deqale waaw mu doonoon le dernier résistant jàmbaar yi moom mooy le dernier résistant mooy maanaam Sénégal buur yi fi nekkoon yëpp moom mooy le dernier résistant bi nga xamante ne moom la tubaab bi rey donc bi mu paree ci moom rek lépp dafa nekk ci loxo tubaab bi waaw moom la am na sax fu mu toll nii boo dee def ay recherche ci moom di nga gis ne am na ñu bari ñu bind livre ci moom ndax moom mooy the only Senegalese hero to defeat the French in a battle maanaam mooy le seul sénégalais boo xamante ne du mën a français yi ci xeex. ndeysaan. ay bind nañ ci ay livres en anglais boo demee ci librairie yi da nga fiy fekk ñu def ci ay livres yu bëri bind nañ livre ci moom parce que moom bu ñuy wax résistance contre les colonies Sénégal bu ñu limee ñoom Maba Jaxu ak ñeneen ñoom Thierno Ousmane Baal Souleymane Baal maa ngi jégalu Thierno Souleymane Baal kooku turam kenn warul juum ci moom ndaanaan bu mag la woon yàlla nañu ko yàlla fayal amiin yaa rabbi yàlla da ngay gis ne dañu ci l'ère moderne bi Lat Joor lañ ciy gën a tudd waaw moom de moom am na tur de waaw ndax à 20 ans la nekk Damel du Kayor waay à 20 ans waaw doomu
doomu saa xewar Fatma Mbay Diop boobu ak Ngoone Latir Diop li tax ma koy souligner dafa am ay éléments yu am solo yoo xamante ne mënees na see jàngee te bu ñu si jàngee mën nañu jariñ lu bare mu di xeex li mu doon xeex ñu ngi koy rendre hommage tey parce que li mu doon xeex moom la ñu war a continuer di ko xeex d'une autre manière ndax moom da doon bañ raay bi français yi jëlee raay bi ñu doon tracé parce que boobu Saint-Louis la ñu defoon sunu capitale waaye Dakar fa la port ba nekk fi nga xamante ne faaw bu ñu jëlee récolte yi jël arachide beeg li ñuy bay yëpp comme que mënuñu koo dugal ci ay oto di dawal day yeex te ñoom defaroon nañ bëgg nañu defar benn chemin de fer mu traversé dëkkam ci la bañee léegi signification boobu nekk ci bañ boobu mooy bañoon ku jël alalu réew mi di leen ko yombalal ñu koy yóbbu ndeysaan ndax xam na ne mënuñu koo yóbbu Ndakaaru Njaay te jaaruñu ci moom ndax moom boo xoolee rive gauche su Sénégal bi mooy boo demee ay booru Sine Saalum noonu à gauche jëm kaw ba Ndakaaru Njaay loolu yëpp ci royaume du Kayor la bokkoon ndax fële boo demee da nga naan Sine la moom la ñuy wax réseau du Sine Saalum donc mënuloo yóbbu dara biir Ndakaaru Njaay donc port de Dakar ci biir royaume la nekk xam nga kooku kon problème la teg loolu mooy kenn mënut a sàcc sunu bagage ci la xeex bi ak ñoom tàmbalee te gannaaw loolu kat juboo woon na ak ñoom kat de juboo woon nañu ñoom juboo woon nañu ndax moom ñu ngi ko introniser Damel en 1862 maanaam bi mu amee 20 ans waaye ci diggante bi xeex nañ ko fi ba dàq ko ba mu dem ca Maba Jaxu ci la fa demee ci la tuubee ci l'islam histoire bu gudd la boo xamante ne am na ay techniciens ay historiens yoo xamante ne mën nañ cee wax waaw mais dama bëgg a expliquer rek que ni bi ñu ko dàqee su ma juumulee 1864 ba mu dem ca Mabba dellu si na waat ndax tubaab bi boobu dafa tànn kenn jox ko le trône ñu koy wax Damel Majoojo Fall xam nga tubaab yi noonu la ñuy def te ba tey jii noonu la ñuy def c'est-à-dire que ni tactique tubaab bi mosut a soppeeku ñun ñooy muusul rek di jàng ci tactique bi nga xamante ne tubaab bi moom la mos a utiliser contre ñun loo nanguwul mu jox ko sa morom nangu ko loolu moo tax loolu moo tax sunu président yi dañuy tiit des fois ils n'ont pas le soutien du peuple te manque boobu nga xamante ne moom la ñu am muy manque bi ñu amul ci soutien du peuple kat ñoom président yi ñoo koy teg seen bopp parce que peuple bi ni ñuy aspirer au changement ba ñëw benn nit boo xamante ne amul woon pouvoir ñu fexe di ko jàppale ba mu am pouvoir xoolal Ablaye Wade ak Abdou Diouf Ablaye Wade ak Senghor peuple bi Ablaye Wade ba mu créé ba tey dañ koy supporter kooku bu ñëwee sangoo peuple bi kenn du mën ci moom dara ku dul sunu borom parce que les gens là bëgguñu marcher sur des cadavres pour occuper nos terres hein? Parce qu'ils ont besoin de nous ils n'ont pas besoin de nos terres sans nous ils ont besoin de nous avec nos terres ndax ñun il faut ñu liggéey ñoom ñu ngi jël di jariñoo xam nga ne tubaab yi bu ñu bëggoon exterminer def nañ ñu ko bu yàgg américains yi def nañ ko indiens yi ñoom la ñu fekkoon ci dëkk bi te ñoo fi nekkoon majorité léegi dem nañu ba doon minorité xoolal ma lii rek buñ ñu bëggoon exterminer soxla kese suñu suuf te loolu mën nañ cee yegg nag mais du léegi parce que ñoom amuñu assez d'hommes pour occuper nos terres donc li ñu mën a def rek mooy utiliser ñun ñuy liggéey ñoom ñuy développer seen réew suñu amee pétrole ñoom ñu yónnee ñu ay techniciens ñun ñuy occuper ay yor ay menebar bu ñu demee Sabadola ñoom ñu doon ay menebar ñuy liggéey
ñoom ñuy wàcce avion bi dégg naa bu ñuy ñëw di jël si or bi dañuy brouiller téléphone yi yëpp dañ koy brouiller. ma lii rek. bu ñu wàccee jël or bi mu ne naaw dem yóbbu sunu alal. te ñoom xam nañu kañ la ñuy jël si or bi. waa Kédougou wax nañu ko nee nañu ñoom dañoo dem ba seetlu ko bu avion bi di ñëw rek affaire yi brouillé. ci sunuy suuf mu mel ni ñun amuñu ay président gratuitement. léegi nag suñ la defloowee dara defuloo ko rek ñu jël tànn sa morom. Macky Sall tey ni ko sénégalais yi soutenir rajo bu nekk mu lambari fa li ma neexoon ci moom mooy xeebul woon kenn parce que nag dafa muus moom bu soxlaa xeebul kenn ba mu ñëwee rajo sunu kër su ma juumulee ci ëllëg sa rajo Seneweb la dem Amath Diouf moo ko doon interviewé ma dégg ko fa fépp la doon dem xeebul kenn moom kay na massifier rek na massifier mais boo gisee ni ko sénégalais yi soutenir woon su muusoon tey day ñëw sangoo sénégalais yi billahi toppatoo sénégalais yi liggéey am xaalis di faju te gis nga bi gën a gaaw mooy faju ñoom bu ñu muusoon te dama leen koy wax te loolu mënuloo koo def tant que identifié woo sénégalais yëpp xam ku ci nekk mooy kan fu mu dëkk xam ñaata lañu maanaam les sénégalais authentiques recensement dëkk yëpp noonu la ñuy def boo bëggee dimbali ay nit te xamuloo ñaata lañu non boo toggee du doy soo dee togg soxna Rama yow jigéen nga buñ la waxee toggalal kër gi nga gis nit ñi di dugg di génn doo laajte ñaata ñoo kii bala ngay dem marché wala il faut demander ça kay mais réew noonu la demee faaw ñu identifier ñaata sénégalais ñu maa ngi leen koy wax bon sang il faut que loolu ñu def ko ni ñu koy defee baaxul de te loolu boo ko dee def tamit il faut nga tëj frontières yi sa frontière yi warul perméable ku fay dugg war nañ la identifier xam ndax bokk nga fi wala bokkuloo fi donc liggéey boobu buñ ko defee ba pare gis nga Sénégal boo commencé ku feebar rek di faju pas gratuitement mais mu yomb lool wala bu yombulee yow ngay subventionné parce que état gis nga buy subventionné day identifier kii mooy kan te ñi nga xam ne ñoo ci def njëplang ñu leen di punir sévèrement parce que loo gis ñu koy def rek dafay am ñoo xam ne dañ ciy profité pour am xaalis ci recensement bi ngay commencé di tëj ay kaso wala di punir ay nit man tëj kaso sax ànduma ci gars yi boo leen jàppee tàllalal seen nunara ba mun a ñaay wutal ay ponkal ñu summi seen tubay dóor ci taat yi 100 coups ba mu tàng nga bàyyi leen ñu ñibbi billaahi dootuñu ko defati te boo leen yóbbee kaso da nga leen di victimiser pour rien yàqal une famille bëri wunu loolu am na de dañuy wut benn place boo xamante ne ku def yooyu duñ la tëj kaso Arabie Saoudite dañ koy def dañuy dóor ay 100 coups waaw ay yar yoon ñoom te ñoom ay yat yu saf la ñuy dóor waaw dégg naa loolu maa ngi fàttaliku benn militaire américain bu ma doon liggéeyandool ca kaso ba mu may nettali ba mu demee Arabie Saoudite nee na déedéet dafa mos a témoigner benn waajoo xam ne dafa dóor jabaram nee na ñu yónni ko ci tribunal bi juge ko ñu ne ko léegi nag jabar ji dañu war a fay ñu indi benn ponkal ñu takk waaji jabar ji yore mais nee na waaji bu dóoree day dóor mu dal waaji yuuxu bala muy dóoraat day xoolaat jabar ji su jabar jee ne dollil mu dolli ay waay moo ma koy nettali mu ne muy dóor di dóor ba waaji ne nemm maanaam ba mu ne waalee maanaam waalee mooy lan dee non mu sonn waaw mu ne nañ ko baal kooku dootul dóorati jabaram dootu ko dóor jamais de la vie mais gis nga yooyu buñ ko doon def Sénégal di summi tubay dóor ci ba mu tàng bàyyi la nga dem loo defoon dootoo ko dolleeti mais di buñ ko ñu jàpp tëj la kaso fii ñu victimiser la ñuy coow après ñu bàyyi la wala benn sëriñ woote ñu bàyyi la wala benn politicien woote ñu bàyyi la mais gars affaire bi day gaaw dóor yi kii ñu bàyyi la dootoo ko defati doo ko def mag kay boo ko toroxalee noonu dootu ko defati def ko ci recensement bi bu ko defee tamit ci faju nit ñi ñu def ko ci ku fi indi ay mbuxum rek ñu jàpp tànnal sa nunara ba mun a ñay ba mun a ñay waaw ni ko bàyyi ili waxee woon
moo tax maa ngi toj ci ne nii kay. ah mais soxna Rama loolu bu ñu ko defoon dañuy xam ñaata la ñu suñu frontière tëjuñu ku ñëw naan la lijjantil ma nationalité sénégalaise. mu jëg ñoom parce que vraiment. ku ñëw naan la lijjantil ma nationalité toroxal sax dootu ko defati. ku ñëw ne la lijjantil ma nationalité sénégalaise doo ko lijjantil. da koy sañ. mais libaane yëpp ay sénégalais lañu. ay xool rek Yaya Jammeh. fu mu toll dëggam ndax nit dina ne. fu mu toll ni nigérians yi ñoo ñu song. Sénégal les places yi gën a am solo te cher nigérians yi ñoo koy occupé parce que leneen lañ fay def. léegi yàggatul Ndakaaru Njaay. sénégalais yi ñoo fay doon minorité. léegi rek yàggatul. loolu kay. yàggatul parce que sunu booru littoral bi yëpp jël nañ ko. ñoom Yërim Sow tabax fa ay kër. booru aéroport bu beer aéroport bu njëkk ba. ñu ngi koy commencé dagg di ko boole ak Almadi di ko jaay. di ko jaay ay 120 millions terrain 300 mètres carrés. 120 millions maa la wax lii yéen aéroport bi fàtte ngeen ko parce que bañ leen defalee jas lu tax ñu defal leen jas mooy pour que yow côté bële bu leen fa jaarati quoi. bu leen fa jaarati étranger yi ñoo fay dëkk ji. moom dafa taaru zone boobu dafa taaru. waa Ngor sama mbokk lébu yi fu mu toll ni ñoom ñoo leen xaw a jaaxal. mais Ngor petit à petit dañ koy récupérer. dañ koy récupérer soppi ko parce que ndànk-ndànk lañ koy defee dañuy jël maison par maison di tabax muy jug di tabax muy jug ba ñu récupérer ko yàggatul presqu'île du Cap-Vert les Sénégalais seront minoritaires dafa mel ni biir Dakar rek ana ñan ñoo fa dëkkoon sama ñoom maam ñoo ko moomoon di waaye léegi xoolal ñan ñoo dëkk ay booru Ponti libanais yi ba ma fi invité Ablaye Makhtar Diop wax na leen ko moom booy town la booy plateau ñu lay wax ñoom fan la ñu dëkkoon biir Dakar biir town mais xoolal léegi rek léegi étranger yi ñoo moom biir Ndakaaru Njaay Dakar ville ñoo ko moom noonu la ñuy jëlee nag la presqu'île du Cap-Vert loolu lañ koy jëlee day yàgg rek ñoom yàkkamti wuñu ñun ñoo yàkkamti ñoom yàkkamti wuñu loolu nag gis nga bu nu ko defoon président bi bu nee dafay toog 25 ans 30 ans people don't care. voilà I don't care. ku feebar faju rek. liggéey rek. ku feebar faju loolu ngay tàmbalee sax boo ko tàmbalee loolu recenser nit ñi tëj frontière yi recenser nit ñi nga leen di may léegi ñuy fayu yow ngay subventionné état bi di subventionné de toute façon xaalis bi day dugg yéen ñëpp ay milliardaire ngeen état Sénégal am na xaalis soxna Rama sans compter découverte yi nu fi am. état Sénégal am na xaalis. xanaa xaalis du doy njabar. non mais xaalis foo déggee ñuy sàcc ñu fay sàcc ay alal rek mooy am na xaalis di lu am ko amul xaalis kenn du la sàcc am nañu xaalis loolu rek benn signe la. tey loolu boo ko amee di feebar faju rek après 50% résoudre nga problème bi après leen li ci des affaire u liggéey la ñu commencé nag di def ndànk-ndànk armée obligatoire sax bu ñu ko defoon. genn wàllu chômeur yi dañ ab armée obligatoire. wallaay bu ñu ko defoon rek. genn xoolal sénégalais yi dinañ yaru dinañ doon de bons citoyens. wallaay ndeysaan. waaye dinañ leen former ci métier. bala ngay am 22 ans am métier. wallaay. mais ñoom duñu ko def li réew mi di daj ci ñoom ñëpp duñ leen delloo njukkal. duñ leen delloo njukkal c'est parce que nag tubaab bi dalay wax ne lii ma soxla or de Sabodala pétrole bi. dégg nga comme ni ñu bind ñun sunu kii colonial bi sunu document bi ñu signé maanaam lépp lu ngeen am ci seen réew mi di ko def les services et trucs là business France mooy priorité. moo tax gis nga TER la xaw ma xoolal rek entreprise français yi pour ñu dundaat la ñoom ñooy priorité sur lépp am nañu problème xaalis crée-moi du boulot nous voulons de l'argent crée-moi du boulot. ñu créé léegi benn TER boo xam ne ñu ngi koy wax depuis ay at du ñu jariñ dara xam nga lu ci amoon njariñ xam nga lu ci amoon njariñ soxna Rama mooy teg nañu projet bi fay nañu France seen xaalis rek la ñu soxla woon léegi mu gaare nii rek def ne France bëgg na ñun ñu am ay TGV comme ñoom dañ koo bëgg nga dëgg de man am na benn voyage bu ma fi demoon Italie bëgg a dem Napoli fekk maa nga jógee Verbania ca kaw booru Milan booru frontière Suisse
mais ñu dugal ñu ne ma ñu wax ma benn train boo xam ne 10 heures la koy def ma ne ko am mukk loolu mënu ma koo jël dafa yàgg di fanaan guddi gi ñu ne ma sinon am na beneen boo xamante ne moom daanaka tak la koy def soxna Rama tak wala loolu ma jël ko boo toogee ci biir da ngay mel ni ku nekk ci avion ngay toogee mais tic tac affaire bi yegg na damay jékki-jékki rek xoolal li muy taxaw sax du bëri yegg nañu fan loolu gën du moom nga mujj jël de xanaa moom laa mujj jël bu gaaw bi tak nga yegg mais nga defe ne waa France bëgg nañu ñu mel noonu imagine loolu bu ñu ko defoon buy jóge fii di traverser Sénégal dem Tambacounda mais Sénégal day développé bu ñu créé woon benn boo xam ne danaan tell jaxase affaire bi dem Gambie wiiri sax Gambie da koy wiiri jaruñuy Gambie moo tax mën nañ ko éviter wiiri Gambie dem Ziguinchor mais réew mi day développé bu ngoon jotee nga jël train bi dem Saint-Louis wala Matam week-end jotee nga dem Matam France nga defe ne bëgg na lool te pourtant France jël naa train Paris dem Nantes tak nga yegg tak français yi bëgguñu ñu am loolu ñun ñoo ko waroon xeexal suñu bopp nag français yu bëri ci train yi la ñuy voyager mooy moyen bi gën a gaaw bu ñu ko defoon léegi di dem Touba gars yi dootuñu soxla sax Ila Touba bi mënoon nañ jël benn train jaara ko ci kotom TGV tak boobu moom dina arranger ñëpp kon gars yi di dem mu nekk transport en commun bi gën a gaaw gën a baax te ñun suñu suuf si ñoo gën a baax ñoom seen suuf yi pour jaar la fa train mais nag ñoom duñu ko def léegi nag loolu moo tax nag te xam nañu ne nit ku ñuul dafa bëgg nguur ñu ne leen léegi yow boo ko deful sa morom def ko te xam nga li ñu leen di tiitalee soxna Rama mooy lan nu ñu leen di tiitalee Njawar légion d'honneur waaw fu mu toll nii président bi day am légion d'honneur ministre de l'intérieur am ko ministre des affaires étrangères am ko dégg nga ministre de l'économie et des finances am ko ça veut dire que ñoom quelque part il travaille pour la France léegi nag liy tiital président bi mooy moom mu ngi lijjanti moom ñii lan la ñu defal France ba ñu woo leen di leen takkal ay médailles même militaires yi dañ leen koy defal des fois dama jaaxal man c'est parce que quelque part tous ces Sénégalais là toutes ces autorités sénégalaises sont en train de rendre service à la France xam ko moo tax mu décorer leen am na ay nit ñoo xamante ne lu France bëggoon xam Sénégal ñooy dugg ci région yi dugg ci village yi defal leen recherche bi jox leen ko maa la wax lii gars yi données yi ñu yore ci ñun données yi ñu yore ci ñun gouvernement bi yorewu ko ci ñun parce que gouvernement bi liggéeyul lépp données de renseignement bu ñu yore ci nit ñi rek c'est parce que c'est lié à la politique ñu bëgg a xam ci moom mais loo xam ne pour bénéfice su nation bi la du ñu ci liggéey ñun ñooy tardel suñu bopp léegi nag Lat Joor noonu la ñu ko defoon te gis nga bi ñu koy remplacer ba mu dawee ca Maba Jaxu ba tuub fa dafa ñëw ñu remplacer ko ak Samba Yaaya Fall mooy maanaam moom ba mu demee ci diggante bi dañoo profité remplacer ko ak Samba Yaaya Fall bi ñu demee ba xam ne Samba Yaaya Fall ne fait pas l'affaire ñu remplacer Samba Yaaya Fall ak Samba Lawbe Fall voilà bu ko defee ñoom li ñu bëgg ñu am ko noonu la demee waaye ginnaaw gi Lat Joor ñëw na duma leen jëlaat tronam waaye nag bi ñu nee dañuy jaarale jubóog ñoom signé na ak ñoom ak ay traité ba juboo mais bi ñu nee dañuy jaarale raay bi biir foofu nu yow pour mën a écouler sunu affaire yi ci la histoire bi tàkkaate ndeysaan ci la jaare nag di xeex ak ñoom ba dee mais gis nga Samba Lawbe du xam ngeen histoire ni mu mujjee ak tubaab bi Samba Lawbe Fall moom liggéey bi mu doon def yëpp di collaborer ak tubaab bi di xeex Lat Joor il n'a jamais été récompensé ndax moom dañu ko ca Tiwaawan lanu ko defee li ñu koy def
fa la ñu ko rayé sous les balles des lieutenants Chauvet et Spitzer. waaw tubaab bi noonu lañ lay def mooy maanaam yow da nga def ne tubaab bi boo ko liggéeyee ba pare rek da lay bàyyi fii parce que tamit bu la jàppalee ba nga doon ndaanaan. su la fa bàyyee da ngay doon icône. te tubaab dafa soxor bëggul nga doon icône moo tax moom il faut mu tëral la pour mu wane ne man maay chef. cey maanaam tubaab soo ànd ak moom liggéey ba pare sax da lay exécuter pour wane ne moom mooy chef parce que bu la bàyyee ngay dox en tant que héros conscience am da koy may ne ba tey yow héros nga yaay chef moo tax faaw mu tëral la. cey bu la tëralee nag ba noppi nag doog a xam ne nag moom mooy chef. moo tax ñoom noonu la ñuy def dañ leen di trahir xoolal ni ñu def Mobutu. dañ lay seetaan. xoolal toutes ces dictatures africaines ni ñu mujjee. xoolal ni ñu def Bokassa xoolal ni ñu def Blaise Compaoré. ngoog kooku moom nee na may. nga rey sa xarit ba pare ñu xëy abandonné la ñu rey la. léegi nag ñoom seen contrat yi ñuy signé nii te sunu président yi signé ko pour ñu leen di protéger ah loolu moo lay wan ne ñoom xam nañ ne du sale boulot la ñuy def moo tax ñuy wut ku leen di protéger soxna Rama. mais kuy defal sa dëkk mën a tiime sa xarit di ko rey quoi man loolu dama jaaxal quoi. kuy defal sa dëkk te sa dëkk rek tax laa jóg nga juddoo fa màggee fa jàngee fa am fa ay xarit say mbokk dëkk ak ñoom sa yërmande waroon naa nekk leneen lu dul di wut keneen ku lay protéger man de bu ma nekkoon sama réew du ma soxla loolu. ñoo ma fa teg buñ ma fa bëggee teg ma jóge fa dem nekk un citoyen lambda ci laa jóge pourquoi avoir peur de retourner à l'état initial pourquoi. waaw mooy indi problème bi léegi nag lii mën nañ cee jàng de waaye ñun nag duñu ci jàng dañuy demee noo xamante ne duñu wóolu sunu moroomu nit ku ñuul buñ ñu falee ñu créer benn diggante entre ñun ak sunu ay peuple moo tax duñu feel safe ak sunu peuple fu ñuy déplacé wu rek ay garde du corps yu ngand la ñuy ñëw dañuy dem ba ragal peuple bi ci koo xam ne bi ngay doon opposant da ngay def bain de foule léegi ñemeetuloo def bain de foule. ñemeetuñ ko dañ ko ragal. moo lay wan ne defoo lu baax soxna Rama. diggante opposant buy wut pouvoir ak président amul différence. bu fekkee gëm nga démocratie ndax peuple bee la fa teg moo la fa war a jëlee. wallaay. moo tax dootuñu defati bain de foule. nañu jàng ci sunu histoire nañu woowi les techniciens de l'histoire les historiens nañu leen woo nañu leen jox télé yi nañu leen jox rajo yi pour que jeunes yi xam seen histoire ndax ñu mën a méfier wu te ni nu colonisateur bi di defee noonu lañ le citoyen lambda français di def ba tey bu ñu bëggee def sunu réew business suñu wooyee Asmalik Ndiaye mu bañ ñu dem seeti Ablaye Ndiaye ni ko non amul benn problème la nga bëgg kër mais yow doo citoyen mais grawul ñu daal di lay jël nag utiliser nga dem ñu jox la ay xaalis ngay gis benn Sénégalais bu jékki-jékki rek jënd ay kër boo ko xoolee tubaab a nekk ci ginnaaw wala étranger. waaw bul ko laajte. la nga bëgg tool waaye non tool kay mën naa ko lijjanti moom Sénégalais fi dàq lijjanti. c'est parce que le gouvernement dort quelque part. wala est corrompu quelque part parce que nit ku ñëw sax maanaam endorsé benn français wala benn étranger pour jënd ay terre bu ñëwee bu fekkoon gouvernement bi mi ngi doon def liggéeyam doo fa am suuf demal Ghana tey Ghana dañuy contrôler lépp étranger doo fa moom suuf ñoom noonu lañ ko waxee xaw ma nag noonu la woon wala déet mais seen gouvernement bi loolu la déclaré. bëgg a dee kat di nga wéqu. waaw bu ñu ko defulee nag moo ñuy indil gis nga boo demee teeru Saint-Louis jënd nañ suuf yëpp ay ngan di am ay entreprise ñoo ko jënd dëkk yi nga xamante ne dëkku Bahreïn yeeg dëkku Arabes Unis Émirats Arabes Unis ay waa Israël ñoom ñoo ñëw jënd ay suuf gars yi di fay bay bu ñu bayee ñu teg ko ci train bi mu ñëw port dem na gars yi duñ ko naanee ñeex te pourtant on a des gens qui meurent de faim
Sénégal ma ne xoolal Sénégal aliment yu nutritieux sax mënatuñ ko am. amuñu ko. moo tax boo ñu gisee rek ñëpp a anémie wow koŋ politiciens da nga leen di gis ñu wax ngay xool seen baat yi ah dañu wow koŋ des morts ambulants xale ndaw lañu demaguñu fenn. te maa ngi leen koy wax depuis des années gis nga politiciens yi ñoom ñooy rey seen bopp ndax galère bi ñuy jaar bala ñuy yegg ci pouvoir bi seen santé day dégradé wu. léegi nag bu ñu nekkee pouvoir defe ne ñoom seen organe yooyu commencé woon dee mën nañ ko dundalaat. doo ko dundal da ngay jël da ngay sàcc alalu réew mi rek di ko yóbbu France di faju boo dee ñu juutal la di la ruux baaraam lu nekk ñu def la ko naan la lii ak lii ngay faju rek. bu ñu muusoon nag léegi la ñuy commencé protéger élite boobu di leen wax ñuy faju te loolu noo koy tàmbalee mooy ci étudiants yi ñuy faju di am ay bëñ yu baax duñu am ay infection am ay bët yu baax yii ma lay wax ni yëpp ay feebar lu yu jar nit di jóge Sénégal di dem France kii nañu am ay bët yu baax am ay bëñ yu baax am ay poumon yu baax tereel université bi tux cigarette tere ko parce que nekkul nit ki ngay protéger yow sa élite de demain ngay protéger tereel tux cigarette biir université tere ko ci building administratif yi même aux alentours tere ko gars yi jaare fa bàyyi tux cigarette gisat fii rek fii moom tere nañ ko fi mën nga fa insérer sax même biir université mën nga fa insérer affaire sport dafa leen ay salle de musculation yu baax yu nice yooyu yëpp gouvernement da koy def pour encourager ay nit ñu wér parce que gouvernement bi dafa soxla nit ñi léegi nag bu ñu seetaanee étranger yi di jënd suñu suuf si boo occupé Dakar dinañ dem ba benn moment du ñu fay tous te du ngeen ci mun tous dëkk bu am pétrole rek gars yi ñit ñëw ak si def loolu am na dañ ci góorgóorlu waaye soxna Rama nañu ci góorgóorlu yal nañu yàlla taxaw ci barke Sëriñ su bàgg si démb dama doon waxtaan ndeysaan li ma terminé woon ci affaire docteur Lo bi ma doon wax ak coow yi nga xamante ne Sénégal fu mu toll nii moo ko yëngatu am na sax ñoo xam ne dañu ne ma docteur Mohamed Lo boobu yónnee ma benn photo bu mu taxaw ak Macky Sall ñu yore kaamil ñu ne dafa bind benn livre di dal sëriñ si xam nga man nag des fois su ma liirulee dara du ma ci jël position parce que mos nañ mooy wax ci livre kenn ku ñu bind wax ne lii la wax lee la wax ma dem jël livre bi li ñu ma waxoon yëpp ne loolu la wax du dëgg yow dayam nag ñoom ci lañ dëkk ñoom te li ma waxoon démb rek laay réitéré gëmuma ne nit dina juddoo Sénégal màggee Sénégal ba doon jullit xam ne boo demee ba jot ci l'islam dafa am ay sénégalais mooy sunu mag ñu baax ñi ñoom Thierno Souleymane Baal maa ngi la ko doon wax sànq ñoom Maba Jaxu Ba ñoom Cheikh Omar Foutiou Tall dégg nga ñoom Xaalima Jaxate Kala ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo sant kokki njóobeen yooyu suñu mbokk njóobeen yooyu nga xam ne ñoom ñoo sanc kokki nga xam ne ay université la woon ñoom Maxtaar Ndumbe laa bëgg a wax Maxtaar Ndumbe Jóob nga xam ne boroom xam-xam bu doy waar la woon Maxtaar Ndumbe gaa yi xamuñu ñooñu man maa ngi lay tàmbalee ca gannaaw ñooñu nga xam ne ay ndaanaan la ñu woon ñooñu ñoo xeex di dox ay at di indi ay écriture de l'islam di ko traduire di ko jàngal suñu nit ñi li ñu xamoon ci grammaire Senghor sax xamu ko woon ci français ci génération bu mujj bi rek la ñu xam ñu naan la ay ñoom ma am Alaaji Malick ay ñoom Sëñ Touba te ñooñu ñooy ñu mujjee ñëw ñi ndeysaan waaw dañoo liggéey bu rëy massifié mais ñoom dañu leen a passe torche bi ñi leen ko passe nag mooy ñooñu gëmuma ne nag nit dina juddoo ci circonstance yooyu ba pare ne da ngay dal ñooñu ci lu bon déedéet
gis nga soxna Rama Sénégal ay jullit dëgg lañu te gëm naa ne ñu ragal yàlla lañu waaw le seul problème mooy dañuy exagérer ba yombal àjjana xam nga loo yombal dootul amati challenge maa ngi ko fi wax ci benn émission ma lay wax ne la même dans une relation dans un couple su amatulee challenge rek mbëggeel dee su mbëggeel deewee yabeel ñëw bu yabeel ñëwee sëy ba day tas wallaay mbir mi dafa war a nekk challenge da ngay gis nit koo xamante ne xam nga fan nga koy xamee nit da ngay bëgg sa jabar ba dof mais chaque jour mu ngi douter que ni mën nga koo bàyyi loolu c'est bien loolu challenge la loolu mooy tax muy góorgóorlu yow it sa jabar da lay bëgg bay bëgg a dee chaque jour yaa ngi xalaat ne mu ngi xoolal su xoolee Modou Khoule ñaari yoon sax nga ne da koo nopp quoi c'est bien challenge la da ngay tiit bañ koo ñàkk mais boo demee ba nga xamante ne amatul challenge bu amatul challenge dootul am contrôle te dootul am wax ju neex dootul am lu rafet lu ciy xew mukk ci àddina loolu kay boo ca yeggee mooy donc boo jëlee sénégalais bi nga ne ko yow am nga àjjana rek ñiy wax naan ku ma gis dem àjjana mais bu fekkee nit ñi gis nañ te àjjana la ñuy rêvé kon léegi mën nañ dellu di def suñu lu ñu neex kon xanaa loolu moo ñu indil ay problème partager lii ku ko gis rek da ngay dem àjjana boo deewee de kenn du la lakk te ñun mosuñoo dem vérifier kan la ñu lakk te yàlla li mu ñu wax du ko wàcc jaamul leen yàlla daf ñu fee indi pour ñu koy jaamu andi wuñu fi pour ñuy am ay exemption yaa ngi dégg exemption xam nga lan mooy exemption fii kuy jënd da ngay dugg da ngay fay waaye yow boo ñëwee doo fay ndax yow yaay doomu soxna Rama Diagne yàlla xamul loolu de yàlla sëriñ bi lu mu rëy sëriñ bi jaamam la da koy jaamu bu ko jaamuwul mu def ko na mu doon def ay yonent yu yàqule waaw te yàlla gis nga ku ñu dimbali rek moo fi nekk yàlla ku mu bàyyeeg seytaane mu def la musiba seytaane dafa garaaw de ak a bëri doole trop dégg tet ay soxna Rama est-ce que xam nga ni seytaane daa bëri doole soxna Rama torop day dugg sa deret ji di ci daw seytaane day dugg sa xel sa brain bi di ci daw en une minute nga yore sa kurus di wérdu mu dugg sa xol bi yaa ngi wérdu waaye sa xel baa nga feneen ak bëri doole ku yàlla bu nu yàlla seetaan ak seytaane yàlla bu ñu yàlla seetaan ak seytaane awuzu billahi mina sheytaani rajim exemption moo amul ci yàlla loo rëy kaala ak maqaama jaam doon ngay doon parce que yàlla da la bind ci ay caractéristiques yoo xamante ne nit ngay doon nit rek ngay doon maqaama bi mën naa rëy waaye xoolal boo yoree caractéristique gu nit yëfu nit ngay def te ku yore caractéristique nit léeg-léeg nga def lu yëfu matadi léeg-léeg nga juum donc bu ñu jógee léegi nag di yombal yooyu buñ ko yombalee nag naka indi musiba nag nga xam ne sama mbokk sénégalais di ci bëri ñoo xamante ne dañoo tëxit comme njaayeen man de nee nañu man àjjana laay dem man yéen tamit dem leen ngeen julli man julli wu ma man daal kii ma wax ne ma man àjjana laay jëm man moom daal laa fiy nekkal ñoom noonu la ñuy def léegi nag loolu su benn ilimaan di bind te teg ko ci tawhid xam nga tawhid science la science su jaamu yàlla la mag ñi xam nañu ko sëñ Touba bind na ci lu dul jeex waaye gars yi du ñu laal yooyu de yi nga xam ne dafay laal ñaq ndeysaan ñu lay wax ñii naafila kaamil mais sëñ Touba ak a bëri doole dafa àndoon nag ay nit ñoo xamante ne ñii kaamil la ñuy jullee mais ñooñu bu ñu yemoon ci kéemaanu sëñ bi xanaa kon loolu duñu ko def mais nag koo xamante ne ci tawhid ngay bind doo ñëw fii naan da ngay wax li ñoo Ablaye Ndiaye di wax doo ko wax li yàlla wax ngay wax léegi nag gars yi des fois booy wax li yàlla wax kese yam ci ñu ne yow da ngay xeeb sëriñ diw wala sëriñ diw soxna Rama ñoom dañoo bëgg yow ci jàngale boobu ngay wax exception wu sëriñ diw l'exception n'est là que pour confirmer la règle l'exception ne peut pas se substituer à la règle mënta ne léegi nag
il faut que nit ñi xam ko yow boo nekkulee ci yoon ku jug lu mu wax rek dalay dal léegi nag jug nañu naan dañuy créer dañuy dóore xam nga loolu nag moom ci année 2000 yooyu la fi commencé déggal sax ma naan 2000 ay 1980 yooyu la commencé ak ñoom Jean Collin yi ni ñu daan def di jàpp nit ñi di duma di yónnee ñuy duma ñu dem léegi nag ba nit ñi jàpp ko léegi soo waxee kenn loo ko warul wax rek mu wut ay ponkal léegi nag ci 2000 après 2000 nag mbër yi la ñuy recruter quoi parce que ñoom dañuy entraîner chaque jour te amuñu combat ñu wutal leen combat nag contre les citoyens recrutent des lutteurs pour combattre d'autres citoyens te loolu koo ko def mën na la koo def te ku mu ko jaral te yàlla jaral la ko boo ko defee mu def la ko moo tax ma doon wax démb ci loolu am na ñu ma woo di ci wax ak man naan ma yow da nga xamul li waa ji wax waaye yéen tamit xamu leen li waa ji wax de man xam naa li waa ji di wax waa ji di ñu muy waxal waa ji dafa am ñu muy gaaruwaale te su ko neexee mais affaire l'islam kenn jaru ci xulo yow bu fekkee da nga ñëw nga ne yow doo julli mais kii wax ne yàlla nee na ku julliwul ñu duma la mais yow julli woo bul ne man lay waxal yàllaa ko wax moom da la répéter rek yow loo ciy xulo yow bu fekkee am nga exception bu wóor boo xamante ne boo demee stade Demba Diop ñëpp dañuy fay yow nee nga yaay doomu soxna Rama Diagne doo fay kay mais demal taxaw rek ñu bàyyi la nga dugg jarul xuloo mais yow damay dugg laa la wax yow xanaa xamoo ma man maay doomu soxna Rama Diagne damay dugg nga naan ma duma dugg xanaa dangaa dof def ko jar toilettul ba rafet mag yow boo demee gis ko muy ran di amul billet nga ñëw ñu bàyyi la nga dugg rek mu ne saa waa ji ndaanaan la kat dafa jar xeex mais nga naan da nga koy dóor ba mu ne waali léegi nag yow nga bëgg a dem dugg amul sens dose ko rek dugg yow nee nga doo jaamu yàlla te bu ëllëgee di nga dem àjjana kii ne la yàlla nee na ku jaamuwul yàlla doo dugg àjjana mais prouve-lui le contraire c'est simple jaru xulo mais dootoo ko fi waxee damay créer benn groupe léegi nag yow dañ lay fekk léegi duma la nañu dem këram duma ko koo duma mu dumalu la gis di ko dóor nii di ko dóor te ñooñu di woote kat damay bañ a tudd ay tur rek ñooñu di woote seen doom du bokk ci ñii di duma waate doomu jàmbur la ñuy wutile mu dem duma waate réew mi nag président bi coow lu fi am moo ko fi indi ma dellu si ñi doon wax nee nañu biñ ma yónnee photo bi nee nañu Macky Sall dina seet par tous les moyens pour valider son 3e mandat te loolu ci jihaad ji la ko bëgg a jaaree nee nañu pour instabilité liée au terrorisme la ko bëgg a jàllee jiñ na fi imam Ali Ndaw jiñ nañ ko fi ñu koy liggéeyal jiñ nañ ko fi tëj ko ci kase ba mu neex leen ñu bàyyi leen te am nañu fa des Sénégal ñun xamuñu terrorisme avec ces tarixa nous avons c'est maanaam Sénégal du terre bu propice pour terrorisme lenn rek moo ko fi mën a indi mooy dof yooyu dajale ay mbooloo ne dañuy dóor kenn boo ko defee rek ubbi nga buntu bi nag ñee nañ nag comme que gis nañ waa ji photo woo ak moom ku ci nekk yore sa kaamil ñuy sourire ñu def benn audio ci suuf naan waa gis nga boo leen gisee ni ñu kontaanee livre bu mu bind di saaga mag ñi moom la jox Macky Sall kontaan te loolu man xaw ma livre bi lan la de mais loolu ma gis ay kaamil la dafa mel ni waa ji daa yore kaamil Macky Sall yore kaamil mais nag comme que réseaux sociaux yi propaganda lu bon da ci kii dañ lay fekk sax jël benn photo mal interprété ko pour soulever la foule moom di fen rek ñoom moom li ñuy wax yenn saa yi ñu wax lu ëpp de ñu yónnee ma ko man liñ may yónnee ci ay kii ma damay yónnee rek puus sànni am na yoo xam ne su ma ko xoolee dalul sama xel gëmuma ko waaye waa ji daal loolu la ciy wax de nee na léegi bu ko defee bu ñu attaqué waa ji dóor ko gaañ ko wala nangam sangam ñoom it ñu riposté fayu parce que gis nga waa ji Sorano la woote astafurlah Grand Théâtre feesal ko waaw gis naa ñooy nit ñi di rang waaw koo dóor rek mu dóor la de ña dajaloo Touba nag di wax naan dañuy wut ku ñuy dóore ne ko na dellu ginnaaw ndax ñii di dóore doomam bokk ci nañu bàyyi yooyu maa ngi koy waxaat nañu bàyyi yooyu ñun ñëpp on est des frères te kii ñuy wax ni kat waa ndaam la maamam ak sëñ Touba ñoo daan ànd taalibe sëñ Touba la woon
sëñ Daam Abdourahmane Lo moom ku nekk dégg nga ko waaw doomu sëñ Touba yi bari jàngal na leen ak surtout sëñ Touba yi bari ca daara ji jàngal nañ leen moo tax li ñu war a wone mooy moo tax gis nga ñoom sëñ Saliou Mbacké amuñu morom ay daara la ñu yore ay 28 daara ay alxuraan lañ fay jàng ñooñu wan lañ la yoonu l'islam bu doon loolu dañuy woote ay yoonu sëñ Touba rek yam ci yoonu l'islam c'est à la base de notre croyance bu ñu ko xajamal waaye soxna Rama bu ñu ko xajamal lii mooy wax ji mais yore ay voyous yoo xamante ne devenu des marabouts par des chemins qu'on ignore ñu bëgg a ñëw di daj ku yarul sa doom ñu récupérer ko di ko maatloo di ko def gardien di ko def garde du corps di ko xeexloo di ko politiquer duñ ko digal julli ku ko wax dara ñu yónnee ñu duma la ku soxla liggéey ñu abal la ay nit nga liggéey loo leen te doo fay te dundaloo leen ñuy dundee de l'espoir ci réew mi ñu nekk nii moo lay wan ne le ce que c'est la ressource humaine xamuñu ko yàlla may ñu ay jeunes ñu wér feebaruñu nga xam ne même bu ils sont malnutris dégg nga taxul ne am nañu doole bi ñu am doon nekk ay jeunes taxul na duñu gaaw a feebar ñu leen di utiliser ku am sa doom mënoo ci moom dara ndax drogue ak yamba ak ñoom seen nga jël jox sëriñ diw muy maatloo di tëj ak kii pour en faire des gardes du corps te bu sëriñu daara yi wootee ne dañuy jàngal nit ñi l'islam ñu leen di combattre y a des jeunes qui vivent pire que ces talibés là du n'importe quoi dans ce pays et personne n'ose piper mot personne ku ci nekk yaa ngi wut sa benn confort booy làqatu di wax kenn ñemeetul wax boo demee ci rajo yeeg télé yi distraction sur distraction mais c'est aberrant c'est écœurant soxna Rama doy na waar de vraiment yal na yàlla dindile yooyu yëpp daal teg ko ci ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg sëñ Touba bëgg ko noonu Siri Bouye ma jox la rapidement ñu tàqali ko bu suba incha allah waaw asalaamaaleykum sëñ Jawal waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu soxna Rama di nuyu say auditeur ak auditrice yëpp bon man si li ma bëggoon intervenir rek mooy que li nga mujjee wax ni si affaire Ahmed Lo beeg yu demee noonu ak ay nitam malheureusement temps bi duñu ko may parce que heure bi jot na mais problème bi mooy que gis nga si njawar kii ay ñoom Ahmed Lo yi pour man ñoom visé wuñu ñi nga xam ne ñoo bokk ci tarixa yi Siri Bouye la man dama defoon xadee lay wax mais ñoom les pères fondateurs ci boppam lañuy attaqué wax ji loolu la c'est que soo gisee ñenn ñi jóg di wax ak ñoom parce que su fekkoon ni tey un Sidi An boo xam dafa am taalibe yi di def li ko neex ku nga attaqué ko loolu y a pas de souci parce que Sidi An moom mooy bëgg a di kii mais ki nga xam ne moom moo créé yoon wi mu am yu muy digle ngay attaqué loolu c'est ça la wax ji foofu la nekk parce que xam nga ñoom tey suñu nekkee fii di wax naan ay gàmmu bidaa la wala kii mais tamit nañ wax ay gàmmu wala ay màggal fan lañ ko araamale parce que nit ki tamit soo dindee dara da nga ciy teg dara c'est ça le problème parce que tu ne peux pas wax ni gàmmu mag guddi yonent sallallahu alayhi wa sallam màggal ko dafa araam daganu du kii mais tamit indil ñu fu fan lañ la waxee ni màggal ko kii daganu nga indi ko ci alxuraan vous voyez c'est que bon ñoom dañuy tooñ parce que man mën naa accepter ñu ne Sidi Bouye wala Njawar Diop mi nga xam ne dafa bokk ci tarixa digu te yor ay taalibe ci digal ay taalibeem bi nga attaqué Njawar Diop loolu ça je suis d'accord mais attaqué ki nga xam ne Njawar si kooku la yaakaar su Njawar doxalee neneen te ci kii Njawar yaakaar kooku doxalewul ni Njawar di doxale ça devient problème parce que problème bi yëpp foofu la pour man parce que ñun entre ñun ay taalibe xam nañ ñi nga xam ne ay brigaleurs yu bokk ci tarixa yi ñun ñëpp d'accord ñoom mais nag soo bëggee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoom ñoo sos mbir mi
ñoom ñi nga xam ne di critiquer ñoom Ibadou Rahman ak yu demee noonu ñoom seen waajur yi wala seen maam yi ba ñuy nelaw kooku ñuy critiquer kooku boobu mi ngi xeex looy tey lan lañu wax Sëñ Tuubaa dana xeex ak tubaab bi ana boobu Ibadou yi fan lañ nekkoon te soo seetluwee tamit Ibadou yi seen wax yëpp du question xëcc nit ñi ci l'islam toujours rek dañuy xeex ñi nga xam ne dañu nekk ci diina ji man de mosuma dégg fi ñu nekkee ñëw di tuubal ay nit wala demee noonu toujours rek dañuy nekk rek di attaqué ñun naan ñoom ñooy ahlu sunna ñeneen ñooy ahlu bidaa c'est-à-dire que loolu yëpp yabaate la balaa ngay wax ni kii ahlu bidaa la kay day fekk yow nga mën a ràññee la mooy sunna ak farata ba pare mais ñoom toujours disons rek ñu ngi yàkkamti soo seetluwee temps yi gàmmu gi moo xew jóg way yonent bi lii yàlla ça veut dire que au fond neexul ba neexul au fond ñoom yonent bi lañ bëggul mais yow koo xam ne moom moo tax ñu sàkk la ba su juddum ñu koy màggal yow lu sab la war a métti wallaay franchement nañu wax dëgg wallaay dëgg la yonent moo tax ñu sàkk ñu ba su juddum même su ko saxaaba yi deful woon yàlla may na suñuy nit dem ba seen cofeel egg si moom ne kii jour bu mu juddoo dañ koy màggal mais yow ko wooy fa problème bay ba bay si dëkkal nit ñi naan loolu yëfu bidaa la lii la non ko wallaay dëgg la mais ànduma si ay brigaleurs yoo xam ne dañ bëgg tarixa yi di doxalee neneen moom je suis pas d'accord parce que tarixa yi ñoom ñi ko am te duñu nelaw wala toog di naan lii soo ko defee am àjjana ñoom dañuy toog guddi gi mag ñëpp ku la wax ñoom ñëpp fu ñu jaar guddi dañuy nekk di jaamu seen borom comme ni nga ko waxee ñoo xam ne guddi gi dañuy wàcc kaamil bi di naafi la est-ce que comment di xool lu dagan di ko lekk di digal nit ñi léegi nag su amee ñoo xam ne dañ ci profité si barke boobu nag ñu dem nag di si doxalee neneen loolu ñoom la concerné mais taxul li ñoom li ñu indi woon dëgg la ba léegi dafa mel ni diina ji wallaay wax nga dëgg ki ngay gis tey ne ne jullit la di naan sàngara day tax nga ne diina ji baaxul da nga naan rek kooku moo baaxul wante bu ne diina ji baaxul wallaay wax nga dëgg waay wallaay wax nga dëgg c'est ça le problème quoi il faut que ñoom ñu arrêté parce que mësuma leen gis fu ñu waxee naan dañuy jéem a tuubal nit ñi dugal leen ci l'islam toujours rek ñi nga xam ne yow koo xam ne soo demee julli ji mu dem julli ak yow nga génn jàkk ji bàyyi ko foofu mu continuer di wasifam wala di jàng ay xasaay sax wala def leneen nga ne ko yëfar kon ana julli on dit la vérité nag wallaay wax nga dëgg malheureusement temps bi dafa xat rek mais sinon mënoon nañ ci développé lu bëri wallaay maa ngi jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu waaw soxna Rama xam naa kon ñu ñëw yemale waxtaan wi foofu incha allah ba suba ma jéem a invité ay mbokk ñu ñëw waxtaan ak ñun bu soobee yàlla te may fàttali ne jeudi incha allah à partir de 15 heures am na benn émission boo xam ne sax du émission bu bees mais day revenir ñu koy wax panorama dafay dalal l'ancien haut commandant de la gendarmerie de Gambie ñu koy wax Ibrahima Congaan waaw fu mu toll nii ca Yaya Jammeh tëjoon na ko fi kaso léegi nag ma nga Angleterre avocat la fa te avocat la ci baro bu Gambie aussi moom la Mohamed Souleymane Mbuub mi nga xamante ne moo doon DG Sud FM ca Banjul di defal benn interview parce que on va varier les choses mënuma dak chaque sauce ma bokk ci maa ngi woo aussi ñi nga xam ne dañu bëgg a animer ay émission ñu jël contact ak ñun ñu waxtaan il faut que borom xam-xam yi ñëw indi ay innovation ci ay waxtaan nit ñu mën cee jàng ñu varier l'information waxtaane ko bu ko defee ku ci nekk mën cee jàpp émission bu mu mën a doon nag baax na même émission culturelle nit mën na cee jàng histoire dégg nga politique lépp tout ne peut pas tourner autour de la politique même ci biir divertissement nit mën na cee jàng donc ñu ngi woo Sénégalais yëpp rek même live for Facebook yi soxna Rama maa ngi leen di woo de nañu ñëw dugg ci rajo yi professionnaliser waxtaan wi sóoraale nit ñi ñu interact jële ci xam-xam ñu bàyyi yëfu comédie bi yëfu dof yi nii def di saaga nday defe ne mën nañ ci résoudre dara yore micro di faj sa problème personnel ak ay nit
loolu ay bàkkaar rek lay yokk sax ndax da nga am moyen bu ñu amul. nañu jël sunu moyen yóbbu ko ci réew mi waay. donc maa ngi leen di rappeler cette émission là ce sera tous les jeudis. Panorama à partir de 15h Mohamed Souleymane Mboup moo koy animé. l'ancien DG de Sud FM Gambie. mooy dalal Ibrahima Thiongaan te bu loolu weesoo comme que élection gambienne yi moo jot dinañu jël waa Gambie yu baari di leen fi dugal donc télécharger leen application bi paasante ko. dafay ñu liggéeyal Afrique ma jox la kàddu soxna Rama. waa njaboot dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi ñaanal sénégalais fépp mu yeewoo rek nous disons à demain même heure même port jërë ngeen jëf gaa yi gudd leen fan waay. lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di sunu kër FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo laa autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen